salaamaaleykum mbokki Xombol salaamaaleykum jeunesse bi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de Xombol dañuy commencer d'abord di jaale ki nga xamante ni mooy sunu bàjjen di la première adjointe Tata Mbarou Dieng si sunu papa ji nga xamante ni moo fi wàññeeku démb di sunu père Bassirou Daour Dieng mu nekk kilifa goo xamante ni wax dëgg yàlla jeunesse bi ak sport bi ñoo ngi koy jooy vraiment parce que taxawu nañu jàppale nañu rien que pour développement Xombol donc si loolu la ñuy ubbee di ko jaalee sunu tata boobu nga xamante ni vraiment ñoo ànd ak moom di liggéey si li nga xamante ni moom mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar. tey nag dañoo ñëwoon tey pour waxtaan ak la presse waxtaan ak Xombol woo leen yéen waa presse bi nga xamante ni yéen a nekk au niveau de Xombol pour ngeen ñëw taataan ñu seen micro pour ñu waxtaan ak yéen waxtaan ak li nga xamante ni maanaam moom mooy waa Xombol. waxtaan bi nag mënuñu koo tàmbali sans ñu commencer nuyoo ki nga xamante ni mooy le coordonnateur monsieur le maire Lamine Gueye mi nga xamante ni vraiment nekk na kilifa gu am solo si biir coalition bi mu nekk le coordonnateur. di nuyu aussi ki nga xamante ni mooy monsieur Magaye Boye maire de la commune de Xombol nekk un partisan aussi donc de la coalition Benno Bokk Yaakaar. di nuyu monsieur Abdoulaye Tine di nuyu vieux Seynou Ndiaye di nuyu aussi sunu tata Xaar Sall di nuyu ki nga xamante ni mooy sunu frère Matar Lipandaw di nuyu aussi l'ensemble donc de la jeunesse de Xombol. si kàddu yi nag dañuy waxtaan ne dañoo ñëw tey si contexte bu am solo contexte bii di contexte élection législative ñun ñi nga xamante ni ñooy ndawi Benno Bokk Yaakaar décidé waxtaan toute la communauté donc de Xombol. si biir waxtaan bi nag bëgg nañ vraiment waxtaan leen yedd leen mais aussi tamit informer leen ci li nga xamante ni maanaam mooy échéance ak njariñ li nga xamante ni élection législative yi am na ko. importance bi weesuwul leen lu dul nous en tant que jeunes dañuy commencer di waxtaan ak sunu moroom jeunes yi waxtaan ak ñoom mooy lan mooy ñu wax leen réellement ne leen ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla daf ñu may benn sens mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk muy ñi ma lim léegi lépp loo xamante ni rek am na ci dëkk bi yàlla def na ci seen loxo lay jaar. bu yàlla defee nag ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn say ñu nekk loo xamante ni ñun ñëpp dañ cee war a glorifier wu loolu nag mënuñu see dem sans aussi tamit ñu wax li nga xamante ni maanaam mooy union bi nga xamante ni am na. mënuñoo wax aussi leneen li nga xamante ni moom mooy réalisation yi nga xamante ni tamit ñi nga xamante ni mooy ñi ànd ak le président de la république monsieur Macky Sall ñoo ngi koy def fii au niveau local. donc je pense que point yooyu mon frère Gallo dina si ñëw mon frère aussi Petit Omar ak ki nga xamante ni mooy Astou Dieng Seck dinañ ci ñëw bu baax a baax. donc loolu damay bëgg bu baax a baax ñu teewlu ko te xam ne réellement le président de la république moo ngi réaliser moo ngi def ay pas yu am solo si biir Xombol. te loolu nag man damay si jéem a esquisser benn rek loo xamante ni président de la république moo ngi ñu koy defal te li nga xamante ni ñun en tant que jeune nekk na loo xamante ni c'est un joyau muy stade bi nga xamante ni mooy stade municipal bi d'abord en premier temps mu yëkkati un enveloppe de 50 millions tegaat un enveloppe donc de 10 millions mu doon 60 millions yoo xamante ni loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la pour ñu wax ko ñëpp di ko dégg. mais aussi ginnaaw loolu am na aussi des terrains mini-foot yoo xamante ni incha allah dina ñëw prendre donc naissance ici au niveau de Xombol parce que am nañ ay partenaires yoo xamante ni état moo ñu koy faciliter. donc ci loolu je pense que am na njariñ lu am solo loo xamante ni dinañ ko lister wax leen li nga xamante ni mooy. majorité à l'Assemblée nationale ñu jox ko la coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de Xombol dafa am solo bu ñu génnee ci élection yi ñu mujjee génn au niveau national sur les 45 départements je pense que les 39 ont été gagnés par la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi il faut compter que am na ay listes parallèles te listes parallèles yooyu yëpp actuellement ñëw nañu rallier ci xamante ni lii mooy la mouvance présidentielle dirigée donc par li nga xamante ni maanaam mooy le président de la République. li am solo ba am solo mooy ñun waa Xombol dañu am partition bu ñu war a jouer. partition bi nag dafa am li nga xamante ni moom moo ko waral li ko waral mooy on a quelqu'un boo xamante ni c'est le numéro 2 du gouvernement muy le ministre Antoine moo xamante ni am na ay réalisations yu bëri yoo xamante ni si diir bu gàtt moo ngi koy def au niveau de Xombol. booy xool dans le département de Thiès compte na 15 collectivités locales te 15 collectivités locales yëpp booy xool ministre yi nga xamante ni moom le président de la République def ci département bi moo ëpp li mu def au niveau commune au niveau donc de Thiès commune mais Xombol dafa am. li nga xamante ni mooy part bi nga xamante ni daf ko beral ndax ki nga xamante ni actuellement c'est lui le numéro 2 mi Antoine Diome moom la ko jox te kook mi nga xamante ni mooy Antoine Diome am na ay activités yu am solo yoo xamante ni moom moo ngi koy def au niveau local
gis nga éclairage bi lu mu ci participer gis ngeen ci tabaski bi contribution yi mu ci def mais aussi gis ngeen aussi li nga xamante ni moom mooy réalisation ak emploi yi nga xamante ni créé na ko tout récemment donc mu doon loo xamante ni loolu yëpp ñi ànd ak li nga xamante ni mooy le président de la République ñoom ñoo ko def te am na leneen li nga xamante ni mooy ñëw te bala muy gën a mën a neex ñu gagné joxe suñu participation si li nga xamante ni moom mooy la victoire au soir du 31 juillet donc kaddu yooyu dama ne woon dama koy ubbee su ma ko ubbee bàyyi kaddu gi ak ki nga xamante ni mooy suñu frère Petit Omar mi nga xamante ni moo chargé li nga xamante ni moom mooy communication jeunesse Benno Bokk Yaakaar mu prononcé aussi wax discours bi en français de sorte que ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi au niveau de Khombole ak environ yi dinañ mën a jëfandikoo déglu taataan li nga xamante ni moom mooy xibaar yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee fii. donc loolu moo nekkoon information yi nga xamante ni tey moom lañ indi woon parce que nag élection yi dañ ko war a gagné pour joxe suñu partition ci nga xamante ni moom mooy ndam li nga xamante ni le président de la République ne ko am. donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di bàyyee kàddu gi mon frère El Hadji Omar Pouye comme ça moom mu def le discours en français jërë ngeen jëf.